19h30 ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci njëgum mburu wi nga xam ne nag daal nañ koy yokk jamono yi jàppale ne nekkatul benn yoon li nga xam ne moom moo di fanweeri dërëm fanweer la ak juróom mu mel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàll wi jamono yi réeroowuñu benn yoon jàppaleen ba tey li nga xam ne moom moo di poids bi itam daal nay jóge ci 190 grammes jëm ci li nga xam ne moom moo di 200 grammes daañu leen digtal kaddu yi nga xam ne nag ruuse na ci ndaje wi nga xam ne association des consommateurs du Sénégal ak itam fédération des boulangers du Sénégal ñu ngi ko doon amal doxu ñaxtu ci agent yi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ca poste ngir doom wàllu lubal wuruj boo xamante ni nag bu ñu ko xaymaa toll na benn milliard ci suñu ay koppar lu ni mel lañ ne faaw rek ñu ubbi ci aw l'enquête ngir xam anam woowee nan la sooxee ñeneen ñu mer ba futu bokk na ci agent yi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci centre de traitement des épidémies du Sénégal ñoom ci seen bopp la ñuy sàkku bokk na ci seen diggeek gouvernement bu Sénégal ñu daal di koy jëfee ci jamono yi nga xam ne nag coronavirus gënoon naa métti am na ay koppar yoo xamante ni doon na tegu ci li nga xam ne moom moo di seen i salaire ci yile jamono amul lenn loo xamante ni gouvernement bi daal dina koy respecté wàllu football daañu wax ci kile nga xam ne nag jamono yi ku moywul dina yéeg ci Ligue 1 mu di Guédiawaye FC ndax itam karanteef bi nga xam ne nag daal dina koy wane rawatina ñetteel bi journée bu championnat bi daañ ci def aw gëstu yaa ànd ci ak Cheikh Sadbou Diarra mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu bu baax a baax ànd wi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu door ko nañu ko junjee woon jàppale ne njëgum mburu mi daal dinay jóge fanweer jëm fanweer ak juróom lu ni mel itam daal dinañ koy tënk ci ñi nga xam ne nag ay acteurs lañ yu yëngu ci wàll wi bu baax a baax ni ki tey jii nag ñu ngi doon amal aw ndaje mu di rek fédération des boulangers du Sénégal ak itam association des consommateurs du Sénégal la tukkee ci woowule ndaje Maymouna Ndiaye moom moo ñu ko tënkal ñu seetaan reportage. gannaaw bi ñu yàggee diisoo ñoom association yi ëmb boulanger yi ak nguur gi ci nan lañuy def ba yokk njëgu mburu gi tey ji yokk nañ ci juróomi dërëm poids bi itam yokk nañ ci fukki gramme. FNBS dafa mos a jàpp ni mburu mi 1 gramme la ak 1 franc maanaam mooy mburu bu jëlee 200 grammes 200 francs lañ ko war a jaayee moo tax tey ñu nangul leen jaay mburu mi 200 grammes à 175. bu ko weesoo boulanger yi bëgg nañu nguur gi sàmmonteeg ak tegtal yi nga xam ni dëxëñ nañ ko ba noppi. ñu aaye jaay mburu si boutique yi aaye livraison yi nga xam ne dañ ko def si ay sac poubelle di ko livrer di ko jox askan bi loolu su amee dana mën a saafara bu bëri. ouverture boulangerie aussi nit ñu ubbi pour bu leen neexee autorité yi joxe autorisation yoo xam ne amuñu droit sañ-sañ joxe ko loolu il faut mu dakk beneen bi mooy dañ ko. pour concurrence saine maanaam pour que nit ñi di mën a jongante bu leer kon war nañu mën a dem ci boulanger yi di contrôler poids yi. kuréel yi fi teewal way jëfandiku yi ñoom it yàgg nañ di bañ yokkute gi tey ji itam ñu am lu ñuy laaj. ñun gis nañ ne li nga xamante ne bii moom mooy blé bi prix bi mi ngi wàcc ci bitim réew looloo tax tamit benn ci conditions yi nga xam ne moo tax ñu d'accord ci consensus bi mooy ne fii ak mois de mars. gis nañ ne li nga xam ne moom lañ prévoir mooy blé bi dina dem ay 253 euros te actuellement ñu ngi ko calculer ci 325 euros la tonne moo tax muy jar 19200 loolu nag bu ñu demee ci mois de mars bi waxtaan nañ pour que état moom itamit mu calculer waat prix bi nga xam ne mooy prix farine bi pour que bu prix farine bi wàccee ñu mën a wàcce waat prix mburu bi. laataa loolu nag boulanger yi wax nañ leen ñu gën a góorgóorlu ci poids bi bu ko defee way jëfandiku yi duñu am dara lu leen metti. Maymuna ñi nekk dañoo am lu leen métti mu yëngu ci wàllu mbay mi rawatina lu soxal wàllu soble bi ak itam tomate bi ñoom ñooñee nag la ñu xamle moom moo di ay lënt-lënt yoo xamante ni am na ci ndorteelu campagne uk njaay moomee naka noonu itam lépp lu ñeel wàllu saak yi jamono yi jàpp leen ne dafa am lu yokkee ci li nga xam ne moom moo di njër li xëy nañ wàcc ci li nga xam ne nag moom moo di mbedd yi ca fa nga xam ne moom moo di njaay meres ci commune bu Jamala nekk Ousseynou Diop Habib Seck ñoom ñoo ko teewe woon. ci région bu Saint-Louis tàmbali bi ñu war a amal ci li nga xamante ni mooy bay tomate wala boog lii di soble tardement bu mag am na ci baykat yi loolee mooy naqar yi ndaxte nee nañu junni ak ñetti téeméeri hectares yi nga xamante ni war nañ ko bay ba léegi engrais la ñuy xaar. gisuñu benn doomu engrais boo xamante ni moo war a dem ci tool yi mi ngi fii ci marché bi bu dee lu jëm ci wàllu tomate bi toll ci 700 hectares
soble bi boo xoolee liñ ci calcul lépp dafay dëgg à coût de 500 hectares. ñu nekk ci dëkk yi di Ndiaye Mberes Ndiol wala boog ci commune bu Diama ñoom nee nañu jamono ji jaaxle la ñu def ndaxte gisuñu engrais bi te lañ ciy gis ak néew prix ba dañ ko doublé. jamono bii dañu jaaxle ndax engrais yi ñuy engrais su ma juumul ñetti variété la war a ñeent. sànq 700 hectares la ñu prévoir pour béy ko li fi ñëw lépp c'est 150 tonnes à 150 tonnes 150 tonnes boo ko doon répartir ça veut dire hectare bu ne du am ñaari saako. ci kàddu jigéen ñiy bay nekk ci commune bu Diama lii nguur gi rek moo ci mën a indi saafara. son takk gañ ñoo sonn nañ leen wallu nañ leen dimbali bàyyi nañu te mbay mi du dem fenn amul engrais buñ ci def jafe-jafe engrais bi daal tey moom la ñuy coow moom la ñuy yuuxu moom la ñuy coow moom la ñuy yuuxu ki amee réew nag nañu dimbali si loolu comme que moom mooy bopp bi ñu sa toppa ci nañu si dimbali bu baax a baax sonn nañu. ñoom ñiy bay soble wala tomate nekk ci région bu Saint-Louis commune bu Diama jamono ji leen nag ñu ngi koy jaaxle nee nañu seen kilifa yi leen jiite kenn yuy yàbbi ci jafe-jafe yi le moo tax nag ñu eggi ko nguur gi. Ousseynou ñeneen ñu jaaxle jëmale ci kilifa yi nga xam ne nag moom moo jiite li nga xam ne nag moom moo di poste ñàkk a déggoo seen diggante dox na ca nag lu toll ni wàllu luubal wala boo ko ruuruc ci lu toll ci $1 milliard ci suñu ay koppar agent yooyu nag lu ni mel la ñu ne rek faaw ñu ubbi ci aw l'enquête ngir xam ana mbir moomee nag fan la jugee ñu ànd ci ak nga xam ne nag moom moo yoroon seen kàddu Ibrahima Sarr lay wuyoo àdduna jëmale ci micro Modou Fall ak Amadou Ba. entreprise yi nga xam ni tey jii ñu ngi ci mbir yi tey boo leen dàqee balaa ñoo sori da ngay gis ni am na lu leen lié ak directeur général Bibi Baldé wax naa ko keroog MKA Al Amin multi service li ñuy laaj moom mooy que ni lan la ñu bokk ak Bibi Baldé lan mooy connexion bi ak Bibi Baldé tey jii nii dañu ko bëgg a def prête-nom waaye crime du mos a parfait 65 millions yi mu am ci agence Malick Sy tey jii nii am nañu ay firnde yu leer que ni entreprise boobu noonu am na lu ci Mouhamed Baldé laale ñun postiers yi xam nañu ko waaye këyit yi nga xam ne moom moo sos entreprise yooyu aussi wane na ko bu fekkee ne nag li ñuy wax nii tey jii nii moom jàpp na ni loolu ay sos la ay nar la moom na dem porter ji plainte ñun li nga xam ne moo ñu soxal en tant que syndicat parce que ba mu génnee tudd na ni bor bi ay liggéeykat lañ ko jox bor bi ci liggéeykat yi la yem tey jii nii am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi wax parce que moom moo leen yebal ñu brandir xam nga ay faux document indexé ci syndicat bi ma jiite indexé ma ci ñun dinañu jël suñuy responsabilité dinañ leen servir une citation directe. yenn ci ay ndaan yoo xamante ni daal nañ koy teg ci ndodduk ñi nga xam ne ñoom ñoo di opérateurs yi nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo di Abdoul Doudili moom directeur général bu ARTP la mu xamle moom moo di toll na ci diirug 2 at yoo xamante ni ñu ngi leen di topp ci joyanti wala bokk jag-jagalaat ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ali Bandel Niang. opérateurs yi dañu réew mi def leen a dénk benn wàll boo xamante ne moom moo ko waroon def mooy concession de licence ci loolu leen réew mi dénk ci liggéey bi leen réew mi dénk de temps en temps ñun war nañu gestuwaat seet ndegam ñu ngi def loo xamante ne moo leen war seet moo xam ne daaw jéeg ñëw demoon nañu fépp ci réew mi mooy en 2020 vérifier qualité bi seet ndegam internet baa ngi dox seet ndegam téléphone baa ngi dox liñ ci amoon baaxul woon njëkk leen avertir mooy yónnee leen ay mise en demeure mooy ren ñu demaat fépp ci dëkk bi fépp ci Sénégal bi ñu wëree ba mu daj ñu am ay rapport yoonu wone na tam aussi couverture bi baaxul internet bi baaxul loolu tax ñu jox leen ay sanctions yi nag ñun dafa dul loo xamante ne bëgg nañ koy jëfandikoo waaye bu ko waree tam dañ koy def loolu tax ñu sanctionné leen. ñooñee ñu sanctionné bokk na ci intersyndical yu liggéeykat yu Sonatel ñoom ñooñee nag lu ni mel mer ba futtu lañ ca def ndax itam jàpp nañ ne amul benn motif boo xamante ni nag war nañ leen ko làgg ci seen ndodd kole motif sax la ñu ko woowee lu ñeel itam wàllu campagne électorale njort nañ ne jugu ci benn yoon ndaan yooyee jàpp leen ne ñoom ci seen bopp rafetlu wuñu ko ñu wax ci ñeneen ñoo xamante ni mer ba futtu la ñu def mu di agent yu centre des traitements
centre de traitement des épidémies du Sénégal yenn ci ay dige yoo xamante ni doxoon na ci seen digganteeg gouvernement bi Sénégal bi Covid-19 gënee tar fii ci réew bu Sénégal ay koppar yoo xamante ni doon nañ leen ko jox weer bu yàlla sàkk te bokkul benn yoon ak li nga xam ne moom moo di seen i salaire ci yile jamono nag jotatuñu dara jàppale ne ay weer a ngi nii nag ñu dund lu ni mel dañuy teewlu Elimane Fall moom moo yor seen ak kaddu ci micro Pape Sangone Mbaye. ci njeexitali deuxième vague bi entamé troisième vague bi amul benn yoon bu ñu fay motivation boobu ñun agent yi ñu continuer di liggéey toog di xaar ku ñu expliquer au moins lan moo tax fayuñu xaalis boobu waaye gisuñu kenn il a fallu que ñu jóg dem ci buntu ministère de la santé def sit-in pour que ministère recevoir ñu par l'intermédiaire de son DRH wax ñu exactement lan mooy problème bi li ñu wax mooy ministère amul xaalis waaw ministère bu amul xaalis ñun loolu suñu yoon new ci ñun li ñu intéressé mooy xaalis bi nga xam ne yalwaanuñ ko sàccuñu ko n'est-ce pas dañ ko liggéey ñàkk nañ ñu ko fay te buñ ñu koy fay bugguñu ñu fayee ñu ko comme niñ koy defee ay fay la benn weer xaar 4 mois plus tard joxaat la li ñu bëgg mooy benn yoon d'un coup ñu restituer l'intégralité des sommes lépp luñ ñu yoreel nañ ñu ko fay ci diir bu gàtt loolu lañ bëgg. mbokk yi ñu tëli diwaan bu Thiès wax itam ci ñeneen ñu am jafe-jafe bokk na ci ñuy dundeek waylaago jamono yi nag la ñuy sàkku moom moo di ñu jëmmal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen ak seen yelleef yeneen itam bokk na ci rek mu di carte d'égalité des chances yi nag ñu daal di koy wërale ci képp koo xamante ni ci yile jamono daal di nga koy yayoo gis ngeen leen noonu ñu wàccoon ci mbedd mi Cheikh Anta Diop ak Sélatiir ñoom ñoo leen toppoon. ñi ngi toog ci seeni fauteuil roulant ñenn ñi yor ay beeke di dox ndànk nag jóge SEDAF bu Thiès jubali rond-point Ngent ñii di ay way laago amaloon ab doxab ñaxtu fii ci diwaanu Thiès ne lépp nag dañ ko def ci yar ak ci teggin ngir laaj seen ak yelleef. ñun duñu sànni xeer ñun duñu xeex duñu taal pëna duñu sànni ay biis ñun li ñuy def mooy yar ak teggin la ñuy dox suñu ak seen yelleef li ñu dal nag yàllaa ñu ko teg ñun nangu ko te dañoo bëgg liggéey bëgg jaamu yàlla. président de la République Sénégal appliqué signature décret d'application de la loi d'orientation sociale pour que handicapés yi mën a gis seen bopp fii ci biir réew mi. 1960 ba léegi handicapés yi jotuñu seen ak seen yelleef waaye bu fekkee dañ lay may di la may loolu lañu bëgg mu arrêté mu jeex tàkk ci Sénégal waaw. te am na téere boo xamante ni dëxëñ nañ ko ba mu leer naññ. li nga xamante ne nag gën na leen yitteel lool muy li ñuy duppee carte d'égalité des chances ay carte yoo xamante ne way laago bu ko am di nga mën a faju te doo fay. carte d'égalité des chances yi aussi carte yi mun naa wax ne njariñ li bariwul am na ñu ko am mais mënuñu koo jariñoo jàpp naa ne carte yi li ci yoon wax mooy bépp handicapé dafa war am carte bépp handicapé bu ko am dafa war a faju gratuitement transport public bi dafa ko war a utiliser gratuitement dafa war a am financement dafa war a ay finance ak yeneen ak yeneen. way laago yi jóge ci fukki région ak ñeent ci Sénégal dikkoon fii ci Thiès ci ndaje mu doon amal at mu nekk ci lañ doon amal sax doxam ñaxtu bi ñuy xamal ne nguur gi ñoom ci réew mi la ñu bokk te war nañ leen cee boole. Cheikh Anta ci yooyu la jamono mbokki jàppale ne ñeent ci ay député jamono yi nag sëgg nañ bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu criminalisation wu ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom ñaari tur yi jigéen yi nga xam ne nag ñoom ñooy sëy seen biir bu ñu sukkandikoo ci kile nga xam ne xam-xamam màcc na jëm ci lépp lu ñeel wàllu question judiciaire moom Daouda Mine li mu xam ne moom moo di lu ni mel yokk ci xar mi karaw la ndax bu ñu njortee wala bokk sëgg ci article 319 alinéa 3 bu code pénal bi nag moom moomee dàq na lépp lu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. pour man jaru ko parce que déjà affaire góor jigéen boo xoolee suñu code pénal prévoir nañ ko déjà boo jëlee code pénal article 319 alinéa 3 bi mi ngi koy prévoir c'est l'acte contre nature bu nga xamante ne dañ ko condamné peine yu nga xamante ne peine yu xaw a diis la sax parce que képp ku nga xamante ne def nga loolu daan bi moom mooy atu kaso ba juróomi atu kaso su fekkee ne da nga koo def ci ku nga xamante ne xale la bu amagul 21 ans bu boobaa le maximum la ñu war a prononcer donc 5 ans la ñuy prononcer donc dama jàpp ne loolu noonu rek nekk na loo xam lu xaw a diis la bul fekkee ne dañuy demander à ce que ñu yokk peine bi je suis d'accord mais de là à ce que ñu criminaliser ko que coow am na ñu jël viol ak pédophilie ñu criminaliser ko coow am na ñu jël nu mu tuddati trafic de drogue ñu criminaliser ko coow am na ñu jël vol de bétail ñu criminaliser ko est-ce que changé na dara changé wul dara si ce n'est encombré li nga xam ne moom mooy cabinet d'instruction parce que ñun suñu code de procédure pénale def ne bu fekkee dañu criminaliser lépp lu nga xamante ne crime la l'instruction est obligatoire
donc dès l'instant où instruction obligatoire dafay encombrer cabinet d'instruction yi donc nit ñi dañuy yàgg kaso sans pour autant ñu xam fu ñu féete mais également juge d'instruction yi dañuy dem ba nga xamante ne dossier dañu bëri seen loxo ba nga xamante ni ñu war a liggéey convenablement duñ ko war a mën liggéeyee. leneen lu yokk ci xar mi karaw wala bokk yóbbu dëkk wi ci aw guuta bokk na ci lu ñeel ñetteel bi mandat bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di fondateur bu Afrikajom Center moom Alioune Tine li mu xamle moom moo di lu ni mel njiit mu réew mi war na ko mën a tegg ci suuf ndax itam réew bu Sénégal bokk na ci ñetti dëkk yi nga xam ne nag ñoom ñoo bootu ci tund wi ñeel wax itam ci lu soxal wàllu limitation wu li nga xam ne moom moo di mandat yi ñu teewlu ay kàddoom ba tey ci micro Chérif Dia. waaw kooku dégg naa ni Togo ak Côte d'Ivoire ak Sénégal la li ñu ci gën nag jaaxal mooy Sénégal parce que gis nga 2015 bi ñu ko posé benn pays rek moo ne woon d'accord muy Togo yeneen yëpp dañu ne d'accord nañu ñu dugal ci biir protocole bi 2 mandats rek nga xam ne ñëpp koy bokk ci biir CEDEAO tey moom ñetti réew muy Côte d'Ivoire muy Togo muy Sénégal ñoo ci bokk maanaam dañu dellu ginnaaw ci mbiru démocratie ci communauté bi coup d'état yi du coup d'état militaire rek coup d'état constitutionnel nga xam ne da ngay jalgati constitution bi bu toog coup d'état la dañu war a toog aussi def ay sanctions pour président yooyu ñii nga xam ne dañuy sàcc élection yi toog coup d'état la dañu war a def ni comme ni ñu koy defee ci ñi nga xam ne ñooy coup d'état militaire yi te coup d'état yooyu mooy gën a métti ndax dinañ ci tëj dinañ ci rey dinañ ci exiler ay nit donc coup d'état yooyu ay pasan la ci fii nga xam ne mooy biir muy suñu espace CEDEAO en matière de démocratie d'état de droit et de droits de l'homme Macky Sall rek a xam fu mu jëm Macky Sall fi mu jëm nii man de xool naa ba xool ni woon naa léegi day Macky Sall def na premier def na lii def na laa wax na mais ci waxam kenn xamul fan la jëm moom rek moo xam fu mu jëm ak lu muy def mais lenn rek lañ koy digal bu mu jëm ci mbirum 3e mandat. mbokk yi xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di élection locale yi ñu ngi ko àpp ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 nanees mën a def ba daal di moyu lépp lu ñeel wàllu violence fii ci réew bu Sénégal coow li nga xam ne judd na ci dàqum liste yi nga xam ne nag daal nañ koy amal ci yenn ci ay coalition ci la jamono itam ñoom ñuy nekk li nga xam ne moom moo di cour suprême lu ni mel itam doon na loo xamante ni waxtaanee nañu ko ci ndaje wi nga xam ne nag GRADEC mi ngi ko doon amal Marcel Farba Maroun ak itam Amadou Ba ñoom ñoo ñu fa teewaloon gi seetaan reportage. élection locale yi nar a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bii di ñëw soxal na askan bi li ko waral doon scène de violence yi ñu jot a gis fan yële te daanaka campagne électorale bi juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2022 lay nar a tàmbali. li ñu bëgg mooy def suñu kéemtalaayu kàttan ba élection yi ñuy jëm donc nekk ay élection yi nga xam ne dinañ ko am ci jàmm. asalaam te nag mu doon ay élection yu mucc ay élection yu transparente nga xam ne du am benn werante ci loolu la ñuy dox moo tax ñuy dox tànki jàmm di dox tamit di def tamit observation élection yi dinañ observer élection yi waaye dinañ dox tànki jàmm dinañ def ay médiation. ñuy bàyyi tamit xel lu jëm ci coow li am ci liste électorale yi nga xam ne surtout kujje gi jot nañu gis seeni liste ñu rejeté ko balaa cour d'appel yi daal di leen jox dëgg préfet yi daal di déposer recours ñuy xaar nag décision cour suprême ndax kon war na retardel élection locale yi. cour suprême moo war a àddu ci loolu. vraiment ci délai yoo xam ne nag yu gàtt la loi bi dafa wax ne juróomi fan bala ñuy dem campagne cour suprême war na régler affaire yooyu maanaam génn ay arrêt foofu lañ leen di xaar comme ça mbir mi xëy na delluwaat ci préfet yi bu fekkee dafa am liste yoo xam ne donc elles sont recevables ñooñu duggaat dans le jeu vraiment ñu mën leen defaral seen bulletin mais jàpp naa ne loolu vraiment du am dara lu muy yàq ci maanaam datu élection yi en terme de ñu dàq ko wala yu demee noonu. waa GRADEC ñoom dañu daje woon tey ngir xool ni ñuy def ba violence bañ a am balaa élection yi ak sax bu élection yi jotee. zone yi ñu gën a ciblé doon Grand Yoff Parcelles Assainies Golf Sud ak Ziguinchor. Ziguinchor sax mooy nar a dalal waa GRADEC fukki fan ak juróom ci weeru décembre bii di ñëw ci wàllu campagne sensibilisation balaa moo jeex juróom benn fan ci weeru janvier bii di ñëw ca Golf.
lu ni mel bokk na ci lu xët yu njëkk yéen kaay xëy fësal ni ki tey mu di li nga xam ne nag moom moo di Guy Marius Sagna yi nga xam ne daal nañ koy affecté fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Kédougou ñun itam def nañ ci aw taxaw seetlu bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Bakhaw Diong secrétaire général bu CNTS FC authentique moom moomee nag jàpp na ne bépp fonctionnaire woo xamante ni daal nañ lay affecté lu jaadu la waaye itam buñ ci lënd leneen loo xamante ni bokk ci lu ci mel ni wàllu sanction wala bokk ñuy punir nit ki lu ni mel dàq na ko ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alxasan Ba ak Jaafara Ba. ke fonctionnaire nga fuñ la mën a affecté war nga fa wuyu ci ndax jàngalekat laa man te jàngalekat fuñ ko affecté mu dem professeurs yi gendarme yi policiers yi agent administration yi yépp fépp foo xamee ni affecté nañ la fa da nga fa war a wuyu ci dafa am ñoo xam ne kii du bi yoon du tey rek de depuis Senghor la ak Mamadou Dia gis nga ko mais bu fekkee ni da nga leen sonnal ci kaso yi dañ la daan jël yëkkati la fi yóbbu la ca Kédougou sànni la fa looloo tax ñu wax loo wax rek ñu ni Kédougou donc loolu xam nga du lu bees waaw mais man agent la quelle que soit sama position fu ma mën a dem li may défendre dama koy défendre foofu man gisuma ci benn problème mais nag wax dëgg yàlla bu fekkee réellement c'est parce que position boobu mu am wala ñeneen ñi position yu ñu am moo tax politique yi di leen sanctionner loolu jaaduwul parce que fi ñu la soxloo rek nga war fa mën a liggéey war nga faa mën a dem mais buñ ko taqale ak politique parce que buñ ko defee des deux côtés muy agent bi muy l'administration bi aussi jaaduwul ñuy sanctionner ay nit mais bu fekkee ne yow dañ la affecté fenn nga bañ dem sanction disciplinaire day am. ñu wutali diwaan bu Njàmbur ak itam la ko wër foofee nag usine wile nga xam ne daal nuñ koy tëj boobu ak léegi ay at a ngi nag mu di Sotexka lu ni mel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Louga la ñu sàkku moom moo di ñu daal di koy ubbiwaat ndax itam bëri na ay ndaw yoo xamante ni mënees nañ caa xëy saa su nekk di am loo xamante ni des nañ ko mën a def ci seen ak gafaga Lougaloo ak li ko wër Thierno Fall. ubbiwaat usine bi di Sotexka ginnaaw ay at yu nga xamee ni tëj na ko ab doléance bu yàgg la waaye itam di bu jàmp ñeel askanu waa Njàmbur muy nag lu nga xamee ni ci association des tailleurs ak ñii di ex-travailleurs usine bi daal dinañ koy fàttali kii di jawriñ ji jiite industrie. parce que jeunesse Louga sonn nañu actuellement ni Louga liñ fi am moom mooy njaay ak tukki te léegi tukki bi moom ñëpp xam na ne doxatul. ñu ubbi ko mu dox waaw ñu jox ñu suñ cër et puis bu ubbee ko ci Louga ñëpp dañ ciy gis seen bopp. ex-travailleurs yu Sotexka yàkkamti lool usine bi ubbi ba ñu jotaat seeni emploi waaye rek itam doomi njàmbur yu bëri mën a tàggalikook ñàkkum liggéey. ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey tey bu usine bi bu doon ubbi ñoom lañ war a njëkk a jël balaa ñu jël keneen. su fekkee ne reprendre nañu 3000 personnes mun na fi liggéey ci confection bi. doléance li ni mel kii di jëwriñ ji indi na ci ay tontu di xamle ni rek ci ab programme bu nga xamee ni si taxawal nañ ko ngir relancer secteur textile bi Sotexka bu Louga bokk na ci. boo dee xool Sénégal am na ay société textile yu fi nekkoon yoo xam tey tëj na tey li fi nekk pratiquement mooy demi Texka bu Kaolack ak NSTS bu Thiès ñu ngi nekk ji ñeen di relancer ñuy dem ndànk-ndànk ñu jël waa la coopération allemande signé ak ñoom benn MOU pour ñu mën a relancer le secteur de l'industrie textile. am na italien yoo xam ne aussi signé ak ñoom ay MOU ba nga xam ne pare nañ pour mën a ñëw Louga pour Sotexka bi mën a démarrer pour vraiment Louga jeunes yi mën a am emploi mais également ñu mën a créer de la valeur ajoutée pour économie Louga mën a dox. jëwriñ ji ñu denk wàllum industrie mi ngi woon fii ci diwaanu Louga ngir nag amal ay ndaje ak corps de métier yi nga xamee ne rek ci ak kilifteefam la ñu bokk. Thierno ginnaaw Louga ñu dellu ci Ndakaaru waxtaanee lépp lu ñeel wàllu tàggat yaram football jàppale ne Guédiawaye FC ku moywul dëgmal na Ligue 1 ndax itam xarañteef yi nga xam ne nag daal na koy wane ci ñetteel bi journée woowule championnat duñ ci sori dañuy teewlu bu baax a baax sëgg wi nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba daal nañ koy def. Guédiawaye FC moo def jaloore ci ñetteelu bésu Ligue 1 bi club bi yéeg ran jii dafa am ndamam gu njëkk ci anam bu rafet. fekk jàmbaar bu Saly wulli ko 3 bal ci dara équipe bu banlieue bi ñàkkul lu mu bettee ñëpp ñi nekk ci raw gàddu bi. Guédiawaye am na ay atu équipe la boo xam ne équipe bu ville entière la muy Guédiawaye la ville de Guédiawaye am na stade am na un président très ambitieux
mu ngi si def les moyens. am na un entraîneur également très talentueux muy Souleymane Diallo gagné na fi récemment Coupe du Sénégal ay Teungueth FC donc bi mu ñëwee def na recrutement bu intelligent aussi gis naa si benn xale bu prometteur, un attaquant très prometteur di Ndéné Cissé mu ngi ko jëlee Oslo FA. ginnaaw ñetti bésu Ligue 1 yi Guédiawaye FC mu ngi ci ñeenteeli place bi ak ñeenti poñ ba war a mën xalaat raaya bi su fekkee ni sax teel na ci wax ko. ñun suñu objectif loolu la suñu objectif mooy pour ñu jéem a jël championnat bi wala jël au moins coupe du Sénégal pour dem kii coupe d'Afrique. Il faut vraiment ñu xoolaat ko sur 3, 4 à 5 matchs et surtout ñu oser que par rapport aux autres ténors comme Teungueth FC, comme Génération Foot, comme Jaraaf ou le Casa Sport. Bien que par le passé gis nañu ay équipe jóge Ligue 2 ñëw gagné titre bi directement AS Douanes def na ko lu yàggul dara Gorée aussi def na ko en 2016 avec Alimal. ci raw gàddu bi nga xam ni club yi ëppante wuñ lool doole Guédiawaye FC mën na am ay mbébét desandi ci wala jël raaya bi di jaar ci wan ñëpp seen doole ci stade Amadou Barry. troisième but de Guédiawaye. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra mbokk yi fa la ñu jaar daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi di ngeen am xibaar yi ci kàllaamay français ma jox leen daje incha allah ëllëg 6h30 ci seen émission info du matin lu mooy loola itam wooy leen di des ak programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.